ñi ci bitik ñi ci biir fu waay mën a ne nan boole sunuy xalaat yi. Asalaamaaleykum waa Kayor convention citoyenne mu mel ni waxtu wi jot na ni ñu leen ko dige woon ci bande annonce bi kon dañuy fas yéene dalal suñu gan muy Massamba Ndiaye Massamba ñi ngi lay dalal bàyyi la nga présenté wu. salaamaaleykum Serigne Mbacke Dieng salaamaaleykum waa Kayor convention citoyenne ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di beral nuyu kilifa yi nga xam ni ñi ngi ci jataay bi yu góor yi ak yu jigéen yi di nuyu mag ñi ndaw ñi bàyyiwuñu kenn man la Massamba Ndiaye dëkk Ñaaxeen tey nag ñu fas yéene addu ci mbirum gestion des forages ruraux ñu fas yéene fi taxawee nag taxawaayu CAN muy collectif des Asifor de l'arrondissement de Niakhène yi nga xam ni man maa yor seen kàddu jërëjëf. waaw jërëjëf Mass xam naa ci beneen fànn tamit bu ñu la ci doon présenté dañ naan instituteur de formation nga mooy jàngalekat beneen fànn ba mooy taskatu xabaar nga tax ndax yaa jiite rajo communautaire boobu di Niakhène FM. ñi ngi lay jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy amal foofu ci Kajoor kon suñu gan tey daanaka mënees na ko wax muy nit kuy yëngu ci média ku ni mel nag buñ ko waree dalal du yomb wante incha allah dinañ ci góorgóorlu lu ñu mën ba laaj yi dëppoog li nga xamante ni moo mat a leeral ci problématique boobu noonu. kon Massamba mu mel ni yow yaay porte-parole bi wax nga ko sax ci say kàddu bu collectif bi nga xamante ni moo ëmb forage yi nga xamante ni moo nekk ci arrondissement bu Niakhène bi yëpp muy Asifor mooy lan yan village la ëmb ak naka la structuré woo. waaw jërëjëf sëñ Mbacke laaj bi am na solo wax nga dëgg xam nga comme tey moom mbirum forage yi moo nu yëkkati moo tax rek beneen tànk bi ñu bëggoon koo bank rek waaye ay jàngalekat lañ ca tamit ñi ngi góorgóorlu ci sas wi ñu dénk ci Ñaaxeen muy rajo bi nga xam ni moom la ñu yàlla nattoo ñu jiite ko. wax nga dëgg ñu ngi jiite ñu ngi nekk porte-parole kuréel goo xam ni ñu ngi ko tuddee CAN muy collectif des Asifor de l'arrondissement de Niakhène muy kuréel goo xam ni moo ŋànk mbooleem Asifor yi nga xam ni ñoo nekk ci ñeenti commune u Niakhène yi muy Mbayeen ci ñeenti commune u Niakhène en tant que arrondissement muy Mbayeen Ngandiouf Niakhène ak Thilmakha Asifor yi fi nekk yépp ñoo tënku ci genn kuréel tudde seen bopp CAN muy collectif des Asifor de l'arrondissement de Niakhène bu yàgg ba léegi bi xeex bi tàmbalee ba léegi ñu jël seen kàddu dénk ma Asifor nag mooy kuréel gi nga xam ni moo samp ci forage bu nekk ca yor ndox ma muy association des usagers du forage mooy association bi nga xam ni moo yor forage bi ca usagers yi nga xam ni ñooy naan ci forage bi yëpp tënku ci kuréel googu loolu mooy Asifor. waaw jërëjëf Massamba kon CAN boobu kañ la juddu kan mooy président bi ak mode de fonctionnement bi naka la demee ndax population bi tamit am nañ ci ay représentants. waaw jërëjëf sëñ Mbacke laaj bi am na solo CAN boobu kañ la juddu mooy bi nga xamee ni privatisation bi mooy njaay mi nga xam ne fas yéen ko yéenee jaay ndoxum àll bi lëmbe na réew mi bi privatisation bi amee 2017 ba léegi ñu ngi ci procédure yi waaye nag fin 2020 moom dafa mel ni dañ doon xaw a baral jéego yi ci loolu nag ñun en tant que doomu Kajoor féete ci Kajoor tamit ñu ni est-ce que yoon la rekk ñu toog di nelaw walla ñu toog di seetaan ci lii nga xam ni mi ngi ñëw te xamuñu lan la ñuy jural
ñu ni déedéet léegi ni ñuy def mooy comme état la te ku wax état wax doole ñun tamit ci fi ñu nekk au niveau local laaj na ñu organiser wu ci loolu lañu créer kuréel gi tudde ko FAN F2AN muy fédération des azuforts de l'arrondissement de Niakhène ki nga xam ni moo amee idée bi moo doonoon Cheikh Ibrahima Ndiaye di Lamp dëkk Thilmakha vraiment ñu waxtaan ci au niveau de l'arrondissement 4 communes yëpp adhéré ci mu doon loo xam ne tamit nit ñi ñëpp dañ ko rafetlu ginnaaw bi ñu waxee ni dañ ci yéex a taxaw kon nit ñi accueillir nañ idée bi maanaam nangul nañ ñu idée bi waaye tamit ñëw nañ bokk ci kuréel googu wax nga dëgg askan wi am nañ ci représentant parce que mbooleem forage yi nga xam ni ñoo nekk ci arrondissement Niakhène du ñu ni forage yëpp parce que unanimité moom amul mais nag forage yi ci ëpp président bi bokk na ci trésorier bi bokk na ci am na ci conducteur yoo xam ne sax bokk nañ ci ca tamit particularité bi mooy maanaam maire yi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement bi muy les 4 maire bu ci nekk am na représentant ci biir kuréel gi kon loolu mooy kuréel gi dafa jóg rek de façon spontanée juste pour jéem a jàkkaarloo ak état bi ci lii nga xam ne bëgg na koo indi teg ko ci suñ kaw te xamuñu vraiment privatisation bi lan la ñuy jural ñu am ci ay tiitaange te amuñu ku ci ubbi suñu xel moo tax ñu taxawal kuréel gu mel noonu. naa beneen bi tamit pour wax rek ni kuréel gi nan la structuré woo mooy coordonnateur bi mooy Abdou Aziz Amar di président Azufor bu Ndiné ñun tamit ñooy porte parole bi. Mais ñi ci des ñëpp vraiment dañu am benn groupe WhatsApp boo xam ne tous les jours ñu ngi ciy waxtaan lépp lu ñuy def du Masamba mooy def du Mademba mooy def mais dañ ciy waxtaan ba juboo ci ñu délégué ay nit ñu jóg dox loolu kon tamit kuréel gi noonu lay doxee. ci Azufor mu mel ni mooy communauté rurale bu ci nekk ni ngay gérer sa forage gestion boobu naka la demee. Maire ba fa nekk moo koy gérer parce que dégg naa say wax nga ni la privatisation kon mu mel ni Azufor moom la gestion elle est publique naka la demee mode de gestion boobu noonu au plan local ak population yi tamit ndax ñu ngi ciy gis seen bopp yan feedback ngeen di recevoir ci ñoom. macha allah laaj bi am na solo lool xam nga la gestion de l'eau bu fii may wax ak yow du compétence transférée maanaam état moo ko yor waaye nag dafa tegoon ay Azufor mooy association des usagers de forage muy ay kuréel yoo xam ni forage bu nekk daf ko am. muy kuréel goo xam ni askan bi ñoo leen di fal ci assemblée générale mu am président am trésorier am secrétaire général am commissaire aux comptes am li ci war a am lépp ñuy daje périodiquement à la fin de chaque mois ñoom ñooy def les relevés avant la fin du mois bu weer bi deewee ñu def seen ay factures de facturation bi joxe factures yi ba pare nag joxe benn point de collecte boo xam ni foofu la ñuy fayee bu ñu fayee ba pare Azufor bu nekk nag am na doxalinam ñii par le 5 la ñuy daje ñii par le 10 la ñuy daje ñii par le 15 la ñuy daje pour jéem a def la situation du mois ci situation boobu ci la ñuy xool lan lañ am ci xaalis lan lañ def comme dépense ak lan lañ dese ci xaalis ci loolu aussi ci la Azufor yi nga xam ni ñoo gérer forage yi ci noonu lañ doon doxe muy ay nit yoo xam ne nag seen particularité mooy ci dëkk bi la ñuy dëkk ci forage bi la ñuy naan muy lu am solo ci dëkk bi la ñuy dëkk ci forage bi la ñuy naan jàpp naa ni kii naan ci forage bi moom nu mu mën a def ba forage bi di am ndox rek jàpp naa ni dina ko def ki dëkk ci dëkk bi aussi nu mu mën a def ba
waa dëkk bi duñ ko duut baaraam lépp lu man ci moytu ko bu dee safaan dina ko def lépp lu man ci def ko ci lu baax dina ko def ndax du bëgg ñu yaraangal ko waaye tamit dina bëgg jàppale askanam jàppale dëkkam loolu mooy particularité Asifor di gestion boo xam ni c'est une gestion locale boo xam ni waa gox bi ñoo koy gérer seen bopp de façon transparente di def ay réunions périodiques di def ay assemblée générale